Good afternoon. Hello. Jack? I'm Jack. Mohammed. Mohammed. How are you? Hello. Good Yeah. to see you. You're welcome. You're the doctor. Yes. Well, I need you. Yes, okay, very well. You see this. The big man, move. Dat is een ziekenhuis. Dat zit hier op toe. Dat zal wel die kant zitten of zo. Mohammed. Hallo. Yeah, my That's Bara of Bajul. Mana kemana balanya? Pokemon bos itu. Mana Pokemon yang cila kita ada pada football. Benar keseh. Mana kira waktu kita kan? Pokemon balanya. Wah, nunggu dia dia. Siapa begini ya? Nak kerja apa ni? Kerja apa ni? That's the name of the hospital, Abby. That's the hospital name, Abby.
fi dajale tey yaakaar naa ne ñun ñëpp xam nañ ko mu nekk ambulance bi nga xam ne moom leen doon jooy at yi yëpp yàlla def si dogalam ak si pexe doomi Ndungu Kebe ñu yàggoon di ko ut di dajale pour dem jëndi ko yàlla boole ñu ak doomi Ndungu Kebe boo xam ne mu ngi si biti ñu xamee ko si Mamad Ka leen ko xamee waaye mu amoon beneen métier di woy ñu tuddee woon ko Mohawk muy rap xalifa bu Gambia di represent Gambia si biti waaye programme bi balaa ñu see def dara dañoo def comme li nga xam ne moom leen daan tàmbalee suñ programme si yëpp balaa ñoo dugg si programme bi li ñoo njëkk a def mooy jox imam mu ñaanal ñu introduce gan yi nga xam ne ñu ngi fi képp koo xam ne ku war a mën a am kaddu la si jotaay bi daal ñu jox la kaddu ndax naaj bi tànga na fi yaakaare woon programme bi daf ko passé parce que 8 o'clock leen oote woon waaye léegi time bi dem na ba after one te julli jumaa jege si na ñu jël may bi jëbal ko imam mu ñaanal jotaay bi yàlla def ci jàmm ñu continuer ak suñu programme imam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو يغفر لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتباركنا بها الخيرات من جميع الخيرات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ne yàlla def si barke ne ñu jib ne ko jëriñoo ne ñu jëriñoo ko daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Allahumma salli ala sallam. jërëjëf imam ñuy ñaan yàlla liñ fi ñaan yëpp yàlla nangu ñu ko yàlla yàggal suñ kanam yokku xam-xam bi ak maqaama yi ba tey rek ñu njël siwaat ci programme bi di introduce benn yi nga xam ne teew neen fi dégg la duñ mun a tudda ñëpp waaye fokk am ñoo xam ne dinañ leen tudda ci programme bi fii fi ñoo commencé mooy alkaali Ndungu Kebe mu ngi fi suñ paree dinañ ko jébal microphone bi wala bu microphone ñaar yëpp dinañ koy waxee mu dalal gan ñi nga xam ne ñoo fi ñëw ak ñi fi tase dinañ fi am si dajaay bi tey ki nga xam ne moo jiite jigéen ñi Ndungu Kebe mooy fukki copine ak ñaar yi nga xam ne takkatoo neen ànd fii si dëkk bi foog naa ne gan gi ñoom la gën a yitteel muy Ajaratu Fa Jeng am neen fi suñ VDC chairman Malick Dramé
am nañ fi representative of the chief moo ne ndaw am nañ fi suñu ward councillor honorable Kala Gueye am nañ fi docteur bi nga xam ne tam moo nekk ci lopitaan bi di fi liggéey di Yankuba Barajo am nañ fi tam signifi toog suñu former youth président bi nga xam ne duñ ko fàtte mukk Alhaji Amad Diouf am nañ fi representative from RHD mooy Regional Health Directorate ki leen jiite di Lamin Kanjare ak délégation am gannaaw loolu tam nag dinañ introduce every delegation wala délégation bi mag bi nga xam ne exactly jërëjëf xel du mut am nañ fi a representative from Abwe Mission, that's Aïssatou Touré. You are welcome. Bi ki ko jiite di suñ mag di suñ xarit di doomi dëkk bi yaaga liggéey si dëkk bi waaye liggéeyam dañoo ne daf ko doon ndax foog naa ne English school bi nijaayam moo ko fi indi woon ba tax nit ñu mun a jàngi kon moom tey su toppee nijaayam ba dox pour ñu am ambulance bàyyi na waaram muy Mohamed Kam ñu gën koo xamee si Mahok mu ànd ak tubaab bu baax bi nga xam ne moo jënd ambulance bi indil ñu ko fi muy jaak moo toog ni ànd ak délégation am mu am yoon bu métti nag ñu ko mastaw parce que dafa am accident sax si yoon bi moo ñëw si terminal bi gaañu si loxoom bi gaañu bu métti kon li ñoo def rek mooy dinañ jël kàddu gi jébbal ko alkaali mu dalal gan ñi welcome leen sa alkaali Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu baax. Dima gën a ko ndax moo nekk si naka nga xam ne si doomu dëgg la dana ko xamee si Momarka mën na am ñu bëri ko xam waaye ñoo ko fekk dal xale ñu jàgg fi fom wal ko fom si bàyyi ko bëri di ko contact bu baax di ko ñaanal di ko xasal ñaan di ko sax pour dara dégg di ko ñaanal ak gars yi nga xam ne ñoom lay àndal ba pare di leen welcome di leen wax bismillah si dëkk bi yéen gars yi laa ko njëkk ba na welcome di leen wax bismillah si dëkk bi seen dëkk ko seen dëkk ko bu ànd ak mbégte bu baax a baax di gërëm tamit njiit bi nga xam ne moo nekk ay président ñoom Jim Kébé ak secrétaire gars yi nekk si diaspora bi ak bépp tamit ñu képp yëpp ay ñaanal di am ko taal si ñoom ko sax ak ñaan yi kër bi daal ñaan yëpp moo waral lii di ko sax yàggoon nañ ko bëgg yomb nag waaye yàgguñu ko bind waaye yàlla tam na am nañ ko di si am kontaan bu baax a baax di ñaan tam bépp mën boo xam ne em na ko yal na yàlla tam mu wét yal na yàlla tam mu kene yal na am tam si barke alxuraan karim yal na ñuy jig ñi jikkoom si barke Sada Faria am nañ ko ndam baax waaye di xaasa ñaan si waaye Momar yal na yàlla yokk la fi nga bëgg a àgg yàlla nga fa àgg lépp laa xam ne lu asamaan mujjee si max yàlla na ko seetaan mujjee si yow si barke Sada Faria di ñaanal si oncle Jidam oncle Bawli ñu ngi àggal comme yow tam bu baax a baax ak ña welcome sagal wala si gëdon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf alkaali kàddu yi rafet na ñu dimbale wante rek comme ni ko alkaali defee ñu continuer noonu kàddu yi fasa rafet te gaaw rek ndax tisbaar mu ngi jot si naaj baa ngay gën a tàng di gërëm tam groupe bi nga xam ne moo nekk Ndungu Kebe fii di dox di jokkalante ak groupe bi Ndungu Kebe bi nga xam ne mu ngi si biti muy Ndungu Kebe diasporas ñu ngi leen a gërëm ñoom tam waaye di xaasal Ndungu Kebe sa kanam ak seen exécutif bi nga xam ne ñoo toppoon liggéey bi di ko dox jiite ko di Mama Jim Kebe trésoram di Ousmane Dramé vice président am di Tidiane Dramé Piaro Omar Sène man si suma boppa di coordinateur di dox lépp li nga xam ne moom la ñoo gis ne mun naa yóbbu dëkk bi si kanam rek ñu koy dox di ko ànd ak ñoom duñ def dara lu dul jël kaddu gi jox ko VDC chairman bi Alhaji Malick Dramé mu sànni tuuti kaddu rek ñu continuer. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi nuyu mbooloo bi yëpp kenn ku ne si tur ak santam. ñoo xam ne bii laaj bi
gannaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi sant ñu ngi leen sant ñu mën a gërëm di leen ñaanal yàlla may leen xam kan di sant que ñi nga xam ne ñoo fi ñëw fii tey kontaan nañ bu baax Mamad Ka ñëw nga sa dëkk ñëw nga sa kër ñëw nga sa réew lépp loo xam ne wax nañ la ak foo ko mën a jokkee xamal ñu xam ne ñu koy ñoo ko soxla lépp lu la réew wax wala lépp lu ñu la laaj waa Ndungu Kebe ñoo ko wax waa Ndungu Kebe ñoo ko sant ñu ngi sa gannaaw te ñu ngi si gannaaw la amuñu lopitaan nag fii xel poos la ñu ngi yaakaar par wax amuñu lopitaan su boobaa bëgg nañ lépp lu ñuy wax si wàllu ndimbal ak foo mën a talee sax yàlla keneen commune yi moom daal ci dimbali ñu ngi gërëm suñu yaay ba Alaaji Babou Gueye ndax gannaaw yàlla su nit ñi jàng school fii si Ndungu Kebe si moom la fàtte ko moo fi andi school ñu commencé ko tabax si tabax naa ko di bu bâché woon ñu boobu ñu wax leen la boobu yi nii boobu yi ñi xamee nii tubaab yi fi doon liggéey baabu di ñu mën a andi woon sol suñu commune boo xam ne gannaaw yàlla moo barkeel boobu ba tey kon boobu ñu daal sant ñu daal gërëm ñu daal ñaanal yàlla wax dëgg yàlla nga def suñu Ndungu Kebe xamul kenn lu ko fi def te sakal yëpp te leen ak mag waaye sakal yëpp si Ndungu Kebe ñu ngi gërëm seen kër yi ñoo xam ne ñu ngi ànd yéen di gërëm Ousmane Bass ak Jim Kebe ak seen famille yëpp seen commune ñu ngi leen gërëm wax dëgg yàlla kontaan na dafa xaw a taw rek waaye ko mën naa wax la ko lii jërë ngeen jëf di gërëm nit Cheikh bi ndaxte dafa mu xat waaye lépp lu Ndungu Kebe taxaw lépp lu Ndungu Kebe soxla chef bi dana bàyyi soxla wala bàyyi di wax lu ma demee dana defal délégation ñëw fi kon mbon de boo demee chef bi ñu koy sant ñu ngi gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaye ban tey rek di ngeen ñu baalal tuuti ndax dineen wecci làkk tuuti ndax ñi seexal programme bi yëpp duwuñ olof te ñëpp dégguñ olof. Once more we say good afternoon to you people. The delegation of JAC led by Mr. Mamad Ka, commonly known as Mohawk, who led this delegation all the way from Banjul to Ndungu Kebe. It is an appreciation for this whole village to welcome you to Ndungu Kebe here. Because as we can all see, this ambulance here, it was a major problem for this village for the past years. We've been crying so hard, fighting, struggling to get this ambulance. But thank God, we got a man, a born native of this village, who is spending his life or residing in Europe, talking to these people to manage to get this. We thank you, Jack, once more for donating this ambulance to us. This was all we've been doing. We heard that you didn't even like this gathering, but we do it as a pleasure, just to thank you once more. Thank you very much, Jack. So, ñu continue Fatou di wax waaye lu gàtt laa ko ci wax rek mooy joytu bi nga xam ne joytu na ko ci lopitaan bi wan na ko ne du lopitaan bu mag bu ndaw la liñ bugg a mooy lopitaan bu mag boo xam ne lépp lu ñoo def ci lopitaan la rek ñu mun ko faa am moom am na yum ci tudda wax na su ko munee moom mu jàppale ñu su ko munu tam mu seet keneen ku ñu mun a jàppale tam ubbi leen suñuy loxo ci moom rek pour mu indi ndimbal ñu jox kàddu gi ki nga xam ne moom la chef bi ebal honorable George Sonko Esew mu ngi fi ebal moo pour mu teewal ko fi parce que moom waroon naa ñëw ci jotaay bi waaye mënut a ñëw waaye ebal na ndawam kon nga indi kàddu chef. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam maa ngi yëkkati suma kàddu di kàddu yi honorable George L Sonko ki nga xam ne mooy chiifi Lower Ñoomi maa ngi yëkkati suma kàddu ci kàddum comme moom laa teewal fii bés ni ki tey mu ngi ne moom amoon na mbégte lool ngir teew fii bés ni ki tey parce que Ndungu Kebe lépp loo xam ne nii rek yëkkati nañ ko
moom xelam a ngi si xolam a ngi si tànkam a ngi si loxom a ngi si rawate naa nag li nga xam ne nii mooy mbiri lopitaan ñépp a ko bokk nit ki lépp lu muy tal dafa am wét gu yaram boo amul wét gu yaram dool tal dara boo bugg a liggéey foog nga am wét gu yaram lépp looy tal daal ci gàttal da nga am wét gu yaram kon su fekkee ne bés ni ki tey lu nu mel am na moom teewalut fi boppam dafa am gàllankoor bi jàmm la kër ga si tey seen famille bi Sonkokunda yi yëpp at bu nekk dañ day def kaamil te këram lañ koy defee tey jamono bi gaa yaa ngi ci looloo tax nag mu yëkkati ma ne ma ñëw fi bëri na nag place yu bëri daf ma dee ebal ma teewal ko foofu kon moom laa fi ñëwal li nga xam ne nag moom la ñoo yokk si li nga xam ne nii moom la waxkat yi wax rek li gën a am solo wax nañu ko ñu ngi sant Ndungu Kebe sa kaw sa kanam ak diaspora bi nga xam ne nii itam seen doom yi nekk foofu ngeen dee jàppalante kër dëkk nii la dañ dee jàppante loxo ceen woog la yéen a ngi téye fii ngir mu jóg dem ci kanam ña nga xam ne ñoo ne fële itam ñu ngi téye ngir mu jóg dem ci kanam soo leen ko defee lépp loo leen bëgg da ngeen ko mun a am emballage bi it nag lépp loo xam ne ni moom lañ leen see yokkal rek mooy ñu téye ko ak ñaari loxo xam ne lii dafa ñëw pour Ndungu Kebe yëpp loolu nag mbooloo daf dee jafe su mbir amee loo xam ne ni dafa ñëw pour ñu toppatoo ko dafay xala jafe ngir suñ xoolantee bët ne lii kii moomut ko lii ñëwut pour alkaali ñëwut pour imam ñëwut pour ñi nga xam ne nii ñooy nekk Ndungu Kebe kaw sa kanam ñëpp du Ndungu Kebe rek dëkk yi ko wër fii comme li waxkat yi jiitu wax nañ ko dëkk yi fi wër fukki dëkk ak ñaar yi wër Ndungu Kebe ba Sénégal ñëpp fii la ñooy fajoo soo fi ñëwee bési samedi dangay biir lopitaan bi dafay fees ba si biti kon su boobaa li nga xam ne moom la Fatou Dieng doon joytu am na si solo lool pour dëgëral ko itam yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bunta bi seen loxo jot ci gannaaw wala ngeen am seen loxo mën a jotee feneen loo xam ne ndimbal mun naa am su boobaa ñu ngi leen a tàllal loxo comme ni ko Ndungu Kebe waxee di leen ko tàllal loxo fii si Ndungu Kebe di leen ko tàllal loxo itam si réew mi yëpp lowa ñëw mi yëpp ñu ngi leen chef bi mu ne mu ngi leen a tàllal loxo yéen ñi nga xam ne nii yéen a def ndimbal lii ñu ngi leen a tàllal loxo su fekkee ne seen loxo mun naa àgg si yëpp ngeen dimbale ñu ñu ngi boot seen gannaaw tey ak ëllëg ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suma doom mi nga xam ne mooy Lady Councilor nekk fi di honorable Kala Gueye gannaaw boo xam ne ñun ñëpp ñoo bokk suuf bi bokk loo liñ bugg rek mooy lu dem si kanam na réew mi dem si kanam di sant président bi ak ñi mu ayandat ak ñi koy jàppale yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Mr Ndaw bantay rek tisbaar jot na ñu jël kàddu gi jébal kansulo bi rek mu ñëw ak ay kàddu ñuy ñaan rek ñu summarize gàttal wax ji rek ndax jotaay bi yàggasi na te gan ñi ndéewoo sax jaaruñ si ñu jéem a gàttal kàddu yi rek ndax ñu mun a continuer. Sending his remarks as vote of thanks to the Abwe Mission, who have been working in this village for the past 40 years, providing ambulance for this whole area without any payment. So Abwe Mission, thank you. duñ def dara lu dul jël kàddu gi jébal ko ki nga xam ne moo jiite jigéen ñi muy Fatou Dieng mu sànni tuuti kàddu rek ak ngërmande ñu continue. Ajaratu Fatou. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. maa ngi nuyu mbooloo mi yëpp di nuyu alkaali ak imam di nuyu képp koo xam ne ni woo nañ la nga wuy si tey si bés bi yéen
ndax bés bi moom tey bés a mbégte la bëgg kontaante la tey bés bi ñun ñoo ko moom xanaa góor ñi dañ ñëw jàppale ñu waaye bés bi tey bési jigéen ñi la ndax emballage bi bu ñu ko indi fii si Ndungu Kebe Ndungu Kebe lañ ko jox jigéeni Ndungu Kebe ak lu ko wër moom lañ ko jox kon kontaan nañ bu baax di leen gërëm di leen sant di gërëm mam Mouhamed Dia ka nayu nañ la sant nañ la gërëm nañ la di nuyu suma baay mii di baay baabu li kontaan nañ si yow ñu ngi laa gërëm di la sant di la jox sa wàccuwaay di kontaan si yow bu baax a baax a baax comme du Malick suñu wax rek lii yëpp yi am Ndungu Kebe suñu yeboo ne yàlla ak yow la ndax gis nañ sa taxawaay gis nañ sa njëlbeen te sa njëlbeen mooy dox ba tey nii moo nekk si gune yi deret sa deret boobu mooy dox si moo nekk si dereti gune yi di dox ba tey kon sant yàlla ba mu bëri di nuyu Jim Kebe ak mbootaayam bi kontaan nañ si bu baax président Jim Kebe kontaan nañ si sa mbootaay bi di nuyu waa Diaspora ñooñu itam bëgg nañ si ñoom lépp loo xam ne nii yéen Ndungu Kebe ñu ngi ko joytu rek ndawi Ndungu Kebe ñu ne si dëkk bi ñu ne si bitim réew ñëpp jàpp nañ si ñëpp a ngi si kontaan dinañ si jéem lu ñu mën danañ si takkatoo lu ne danañ ko si def kon kontaan nañ si bu baax di leen gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay rawatina nag la suñ docteur bu nga xam ne moo ñu nekkal fii tey di Bolaje ak Touba Aïssatou Touré kontaan nañ si yéen kontaan nañ si seen lopitaan Alaaji Amadou Diouf président bi nga xam ne moo fi nekkoon te wàcc ba tey jii moom ku ñàkk kañaan la saa yu ootee rek dina ñëw teew si moom itam ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko jox wàccuwaayam bu baax léegi nag lu ma siy teg moo ne lopitaan moom lañ bëgg lopitaan ndax lopitaan bii dëgg la lopitaan la waaye el sant la dañ ko soppi lopitaan rek ndeg lu tax ñuy soppi ko lopitaan mooy ñàkk pexe ndax amuñ bi foo xam ne nii fii lay ngëptu foo xam ne nii di fi fajoo moo tax ñu ko Ndungu Kebe fukki dëkk ak juróom benn moo ko wër te ñëpp fii la ñuy fajoo si ñëpp ba Sénégal sax fii la ñuy ñëw fajoo si waaye amuñ lopitaan bu mag lañ bëgg boo xam ne nii dinañ fi opéré dinañ fi tëddal dinañ fi scan dinañ fi def lu ne loolu lañ bëgg fii si suñ dëkk bi si Ndungu Kebe kontaan nañ si ambulance bi bu baax a baax a baax ndax ambulance bi lu tax ñu kontaan si danga daan toog ba ñetti waxtu si guddi mat amul waajaay mbaa ñeenti waxtu wala juróomi waxtu mat la nga ñëw si lopitaan bi Bolaje amul oto daf lay koolal oto mu ñëw bu ñëwee nga fay ko mu yóbbu la hôpital Esew léegi nag bala ngaa àggee Esew bay am garab bu fekkee feebar la bala ngaa amee garab lu ne xañ na si bu dee man la bala ngaa am garab lu ne xañ na si kon léegi luñ bëgg moo ne ngeen dimbale ñi ngir yàlla ak yónnent ba lopitaan bu mag boo xam ne nii lépp loo xam ne nii bëgg nañ ko si biir Ndungu Kebe ak dëkk yu ko wër fukki dëkk ak juróom-benn yu ko wër lu ne ñun buñ jógee ñoom i tamit mën a daw ñëw fii buñ ñëwee em fii waaye dangaa ñëw ba fii ñu wéyale leen a Esew nga dem Esew wala ngaa àggee Esew lu ne xaj na si kon wax dëgg yàlla ñu ngi leen di ñaan ngeen dimbale ñu si loolu ndax daaw fii dëkk bi ñuy wax Kër Omar Jawara sax am na jenn jigéeni biir bu si matu ñu koy indi ba mu ñëwee ba nga xam ne nii ñëw na si seen xur bi mënatu da dem si foofu la wasin ba pare ñu ëmb ko ak doom ji indi fii xam nga loolu métti na te daw na yaram i tamit ñu ngi leen a ñaan ngir yàlla ak yónnent ba seen man-man ak seen kattan ak seen ndimbal lépp lu ngeen ñu defal kontaan nañ si gis nañ ko waaye ñu yokk ndimbal fas lu mu daw ñu bàcc ko yar waaye looloo tax ñuy wax waaye gis nañ seen taxawaay gis nañ seen jëf kontaan nañ gërëm nañ leen sant nañ leen di leen jox seen wàccuwaay bu baax di leen balu àq nag ndax wax neexul mun naa ma wax loo xam ne ni daf duur noonu te fekk na jàmbu nga xam ne duur dara mooy wax ak yéen ngeen baal ma àq. jërëjëf Ajaratu Fatou Dieng jërëjëf. Just to summarize some of her words, she's representing the entire women in this village. They have an association of 12 registered clubs and she is the president representing them. di gërëm itam doomi Ndungu Kebe fii nii ñu nga xam ne ñoo nekk Ndungu Kebe si kanam ak ñu nekk si kaw ñu ngi leen a sant leen gërëm gis nañ seen liggéey bu rafet bi di yaaga jooytu lii nag moo nekk di ambulance wakkat yi gars yi wax nañ ko fi Mohamed Dia ñu ngay kontaan si yow Mohamed Ka ñu ngay kontaan si yow ñu ngi lay sant di la gërëm si sa liggéey bu rafet bi ak si jàppale bu ñu jàppale fii nii ba tey Ndungu Kebe am ambulance bii ni tey
because of dañ ko yàgg a jooytu fii nii bii Nungu Kebe fii nii because of soo xoolee ne fii waxkat yi gars yi wax nañ ko fii nii dangaa gis ku suma mbokk jigéen ñu fi feebar fii nii danga tëdd ba guddi mat laa la amuñ ambulance amuñ dara waaye ñu ngi kontaan si bu baax a baax si ambulance bi ngeen ñu esti fii si Nungu Kebe gannaaw loolu tam ñu ngi gërëm suñ yuur yu nekk fii Nungu Kebe seen jiital Jim Kebe moo nekk seen président bi ñu ngi kontaan si yéen bu baax gis nañ seen taxawaay fii si Nungu Kebe gis nañ seen liggéey fii si Nungu Kebe kon ndax ñu ngi leen a ñaanal yàlla lépp lu ngeen mbébét fii si Nungu Kebe yal nañu si yàlla jàppale ba fu pépp buñ bëgg a àggal Nungu Kebe yal nañu fa yàlla àggal di sant rek di gërëm Mohamed Dia ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant jërë ngeen jëf. Hello, thank you very much. That was the ward councillor, Honorable Kalagay, elected under the NPP seat for this ward, Medina Ward. Special thanks to Mohamed Ka and his delegation led by Mr. Jack. Once more, thank you very much. Ñu continuer rek ak kaddu yi waaye ba tey itam ngir mande dinañ ko yokk di gën a xaasal ñi nga xam ne ñoo doon def liggéey bi ndax ambulance bi ñu bari yëg nañ ne balaam fee ñëw Mr. Jack dafa dimaanoon ne neen ko liggéeyal garage te garage bi biñ koy liggéey doomi Nungu Kebe ñoo fa doon nekk di volunteer di liggéey di ñaxata kenn fayut leen kon dinañ leen sant dinañ leen gërëm si njiita président Jim Kebe foog naa ne ku xam menoon mango bi fa nekkoon balaañ ko doon génne rek problème bu mag la woon ñu génnee ko mun faa tabax garage ba mu àgg kon dinañ gërëm suñ maçon yi nga xam ne ñu ngi fa woon ñoom Alaaji Saaxo kapenta bi nga xam ne moo laaju ñu si dara muy maam Xaali Maane dinañ sant tam ak gërëm koo xam ne teewut fi muy maam si honorable Kala Gueye muy Bajeen Xoja Gueye ndax mango bi nga xam ne moo fa nekkoon wanoon nañu ne jëkkëram moo ko fa defoon biñ ko génnee tàggu neen ko mu jox ñu ndigal ñu génnee ko biñ daanee mango bi banta yi moom leen xar daajee ko néeg bi te laaju ñu si dara mu ne participation am la kon moom tam lim def kontaan neen si ñu ngi ko gërëm di si gërëm njabootam parce que ku def lu baax rek ñu wax ko kon ñu continuer rek si jotaay bi di wax rek ñu ñi nga xam ne ñu ngi leen a jox mic bi ñu summarize rek mu gën a gàtta ñu jox microphone bi suñ former youth president bi nga xam ne saaf na fi ñaari taam élection génne wut ko fi waaye taam limite moo ko fi génnee taamam moo jeex ñu fal Jim Kebe tey mu continuer liggéey bi nga xam ne moom la doon def kon honorable Alaaji Amat bismillah. dama ko wax de asalaamaaleykum man nag dinaa njëkkee si angale bi pour at least delegates yi nga xam ne ñëw nañ. Good afternoon, everybody. We are so much delighted to be part of this. To be part of this program. I will want to extend my greeting to the Imam, the Alkali, and all the elderlies who are here, and special thanks and appreciation to Alhaji Babuli, who, because of his support, today I can speak English. So thank you very much, and all whosoever is speaking English. We are welcoming the delegates, Mamotka, who is a citizen of this community and have been working tirelessly with his colleagues within the diaspora to at least see that this ambulance is here. We will also send our appreciation to Mr. Jack for working tirelessly to make sure that this ambulance is available and is being handed over today. We will not also forget the Abwe Mason, who have been here for the past 30, 40 years, and have been serving health services and other philanthropic assistance to the community, not only in Nungu Kebe, but to the surrounding villages. We will also thank the nurse who is heading this clinic for the tireless effort he is giving in terms of providing services to the sick and the needy. So, Mr. Balajo, you are also thank you very much. We will also thank the Nungu Kebe Youth Development Association, the executive in the leadership of Jim Kebe, and also the Nungu Kebe diaspora, who is within also in the diaspora supporting the efforts of whatsoever we are doing in Nungu Kebe here. So for that being the case, we will thank all of you. Today is another milestone in the
healthcare service delivery within this community, because we've been trying so hard. When the Abuwe Mission has closed their services, it has been a very, very difficult situation for people to be transported when they are sick for referral to SL or to the nearest health facility. But we will also recognize and appreciate the effort of all those who have their private vehicles within the community and have been supporting without charging a butut. So if you don't appreciate that, then also maybe we might forget. But there are also philanthropists or citizens who have their private vehicle, and both day and night they are evacuating patients to SL on a free base. So we will also recognize their efforts and then thank them very much. So I will not want to go so far, but I will also still indulge the support from the Abuwe Mission, who have been here and serving here and knows what is here. Still, if they can also chip in, because getting the ambulance is one thing, but maintaining the ambulance is another thing. That means, like the Abuwe Mission, still you are not operating healthcare services, but you are still providing philanthropic assistance. So we will also look forward for your support in terms of maintaining the ambulance, either in terms of fueling or in terms of maintenance. So please, visit Fatou Toure, Aïssatou Toure, we are giving you this information, at least to forward it to your team, that though you are not operating in the side of healthcare as before, but we are still looking forward for your continuous support in terms of maintaining the ambulance, because you have done something which we will never forget. Mr. Jack and the team will still also continue to appeal for the maintenance and then the sustenance of this ambulance, though we will do our quota, but it is very expensive to handle an ambulance. Because I'm a health personnel, I know what it entails. Not forgetting the regional health directorate, because they are the one representing government. Okay, it should have been the responsibility of government to provide us with ambulance, but unfortunately we could not have one as at now. Though there is another support that has brought in this ambulance, we will still look forward for your support, at least to be maintenance in it also. So we will also not only stop in there, but we will also appealing. I know there is a representative, so that at least you can work with us. We will work with you, and then at least to see how best you can help us to link us with to the Riders for Health, who are taking care of ambulances in the country, so that at least they can take up responsibility of the ambulance running cars. So if you had that, we will be very much happy. Lu ma doon wax si angale rek mooy ngeen baalal ma rek pour ma tënk ko. Gannaaw bu ñu defee ngir mande njox gërëm nañ kii di suñ koto di Alaaji Baabu li nga xam ne tey soo gisee maa ngi taxaw di wax angale ak kenn koo xam ne mu ngi wax angale si biir Ndukebe gannaaw yàlla si ama moom moo tax bañ am school bañ am loolu noonu kon ñu ngi koo gërëm si loolu noonu te dem nañ ba nga xam ne nii jarbaatam ñëw na indiwaat lii nii kon dafa mel ni dañ delloo buum sa booy ba rek. kon ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf nuyu nañ alkaali imam ak koo xamee ñu ngi fi waaye fàttewuñ tamit lopitaan bu nga xam ne ñoo fi nekkoon mooy tubaab bi nga xam ne jox ñu ngi doon liggéeyal fii nii liggéey bu mucc ayib. asalaamaaleykum mbooloo mi fi teew maa ngi leen di nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen xamal ne nag kontaan naa trop bu ma dugg si dëkk bi fii nii suma yaram dafa daw parce que dëkk boo xam ne nag dëkk bu ma fonk la. comme ko Wolof Njaay di waxee rek ñu ne piccam sa kaw waaye xel maa ci suuf lu bari loo xam musuma xel bi ak moom bu def si réew fii si Ndukebe su ma ko fi defee sax Ndukebe fu war a ñëw foog nga am bii sax balaa nga si waaye kontaan naa trop ba pare di gërëm Jaak ñi nga xam ne moom moo facilité bi yëpp ñu ànd si di gërëm youth association bi fii Ndukebe ba pare di gërëm diaspora youth diaspora Ndukebe diaspora nga xam ne ñoom suba ngoon bu dee peut-être ñu ci di si taw di leen gërëm bu baax a baax waaw suma kàddu nag moom du ma sori parce que suma xolam tooy su ma waxee lu bari rek ma gaaw a jot anyway I just want to say this message on behalf of the Ndukebe diaspora to Jack. We want to say thank you very much for this opportunity, for this great gesture that you have given us.
jërëjëf Mr Ka kooku moo nekk Mohamed Ka founder and CEO of Block Entertainment Block TV Fugitives bi nga xam ne ñu ngi ko mu nekkoon the leader of that musical group Fugitives yóbbu musique yi Gambia Germany Scotland Europe yëpp fu nekk mu jaar fa ñëw fii ubbi télé boppam mu tudda Block TV gars yi yàggal liggéey fii si réew mi muy doomi Nungu Kebe boo xam ne ñun xam nañ si moom lu bari parce que ñaareel saa yu ñëwee Gambie balaa ñibbi lu mu gàtta gàtta dinañ am ay fan yoo xam ne dinañ ko waxtaan ak moom te xam neen bugam si dëkk bi ak yéene bi nga xam ne am na ko si dëkk bi foog naa ne li moo def si biti ak ñi nga xam ne ñu ngay liggéey si ronam nekk fii si dëkk bi te moom nekkut fi mun na koo yokka ba loxoom gën a dugga si kon sa loxo dugalaat ko Nungu Kebe ba mu gën a yaatu di la jërëjëfal nag nga nuyuwaaleel ma aji bom nag soo deeloo den kaddu gi ñu jébal ko Aïssatou Touré mu sànni tuuti kaddu you welcome asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm di sant yàlla suñu company Abwe Mission yàgg na fi suñu njiiti Abwe ñu ngi leen di nuyu balama maa ngi jaxasoo suma gemen itamit ñu ngi liggéey ànd ak waa Omega ku nekkee si biir lopitaan léegi waa Omega ñu ngi leen di nuyu itamit waa Omega seen njiit mënut a ñëw tey mu ngi ko moom mu ngi liggéey waaye gis na am na liggéeykat Chamba Ndiaye ak foog naa ne am na keneen liggéeykat fii ku continuer liggéey si biir suñu lopitaan ñu ngi kontaan bu ñu gis ambulance bi ñu xam soxla si Nungu Kebe man docteur la yàgg naa fi ma gis soxla bi ndax kontaan na bu baax a baax waa Nungu Kebe mun nañ am ambulance ñun ndimbal Bala Job ñun ndimbal waa Omega ñun ndimbal yëpp ñun ndimbal waa Nungu Kebe waa Lower Newmy waa Sénégal ñun ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant kontaan nañ bu baax a baax jërë ngeen jëf dinaa wax tuuti si anglais moo gën a leer My English is much clearer than my Wolof. I'm greeting everybody here, and we thank you very much for coming. We greet the VDC, we greet the people of the village, we greet everybody who has been a part of this, and Mr. Jack and the company here. We thank you very much for this gift. I'm a doctor, and I have been here for 8 years, and I have seen the need for an ambulance, not just for the people of Nungu Kebe, but for the people of this area. And so we thank you very much for this generous gift. We will pray for the continuation of the maintenance and the fuel and for all of the future needs. And we thank you for being here. Thank you very much. Thank you very much, Aïssatou. We are now coming to the tail of this program. Waaye balaa ñoo jeexal rek dinañ jël mic bi ñu jox ko Mr. Jack mi nga xam ne moo indi ambulance bii nii mu waxtaan ak mbooloo mi waxtaan ak jotaay bi. Su paree ñu jël mic bi jox ko Nungu Kebe Youth Development President Mr. Jim Kebe mu def kaddu ngirmande ñu joxe ambulance bi ñu mun a tasaaro. Mr. Jack, you highly welcome. The mic is now yours. You speak to the people so that we could hear. You can say anything in English if you hear it. Then after we translate in our own local language. So you can carry on. I shall stand up. Thank you very much. I heard wolf from an English lady. Well, my wolf is not so good as my English is not so good as her English. My Dutch is very good. I speak very well, but I shall try to say a little thing. My name is Jack. You have heard him a lot of time. I do this ambulances bringing to the Gambia almost 15 years.
15 till 20 years. I've bringing in this time 6 ones. Before I was a member of an organization who also bring ambulance, but I say I do it on my way. Because a big organization, they have a big cost, they have a lot of people who say I'm good, and I do this alone. Alone with an organization, official organization, a charity organization, and I do it on my way. And my way is looking to the people, thinking what is necessary and where is it necessary. Necessary is not in the place where all the white people come to make vacation. There is enough. And I said I bring it in the country, not too far. Because Gambia is a warm... yeneen place yi sake mol fawol ka kodo bonni na jifo kono ye moto luwas nga ñamono samba esam loolu dafa mel ni comme ñu nga xamee ñoo dëkk si dëkk bi wala ñu indi seen malade yi ñoom ñooy génne seen xaalis pour luwaas moto pour ñu mën a yóbbu fa malade bu ndax mën a am jàmm bari bii waaye tey wo bantane mel na ni loolu jeex na boo kelam history la taarix loolu dafa mel ni dañ koo def loo xam ne ni taarix la si gannaaw bari jumaale yow saabu waaye kan moo waral loolu mahak 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 ok mahak ok mohak ok Mohamed Ka bu di tubaab by the name Jack moo ko nga xam ne moo ñu boolante ak Jack wala ko loolu benn benn jàmm kon dafa mel ni ñun ñi nga xam ne seen nañ fii nii mbal bee daan na ñu ngi ñun ñëpp mu ngi ñaan ñun ñëpp nga buloo ko saaye ñu sama may ko loxo kay tandaala ko di ko wan ne kontaan nañ torop yembon ni dulaale to dafa am foofu ñu génnee ntol bee yaa lool ñun ñëpp xam nañ foofu ñu génnee wo kammala ci kaw loolu mbaa tentu na baa ñu ngi koo gërëm bu baax a baax bii tey men ta jam tasee nañ fii naata ambulance la handing over the weakness pour war a ñëw fekkee fu ñoo joxee ambulance bii nii mbedduwaala mu ngee ñaan alam maade jaar si déwén suñ ko fekkee ñu fekkee déwén nga ben jam ko denke ñu fekkee waat ñu tasee waat fii nii bon naata leptaano kutoole ngel mais mu ngee ñaan déwén tamit ñu tasee waat fii nii la ñoo ubbi lopitaan bu es Ndungu Kebe leptaano Ndungu Kebe lopitaan yi Ndungu Kebe amanke Ndungu Kebe damala kanaaja duwut ne Ndungu Kebe rek mooy ñëw fii de dama doo ko la janne sañi loolu mu ne mu ngi liggéey fii nii lu dem si juróomi at ñu tundool men bébé jam ñu nga xam ne ni moo ñu wóor fii nii yëpp moo menta dafa asiana 16,000 people loo xam ne ni ëpp nañ fukki junne ak juróom benn nit wala nanta kanaa ñi leptaano to loolu moo day ñëw fii nii di ut si garab amanke Gambia loon damma fana te duwul ne waa ama jullite Gambien rek la Sénégalais de comme Sénégal seen bopp ñu nga xam ne foofu lañ juddoo tan dañ day ñëw fii nii ñi mu leptaanool ti lii dafa nekk fajokaay boo xam ne damentu yaalon ko lowa ñoomi oppa ñoomi an jookaadu dafa mel ni dafa nekk lopitaan boo xam ne nii ñu nga xam ne ñu ngi dëkkee lowa ñoomi oppa ñoomi ak jookaadu ñetti suufi seef yi ibee kanaa jàll because jamu teemal ti ñoom ñëpp dañ day ñëw fii ndax fii dafa nekk foo xam ne ni si digg la nekk si senta la toll moo tax kammala si kaw loolu nanta leptaanoo sut la le même warata ngeen kon war nañoo am lopitaan boo xam ne nii moo ëpp bii nii tooja mbaa ma nañ kan jàlle dëgg la mu ngi jéem ak di ko yóbbu ndànka fi jamal le bi jam men yaalon ko iman soto am na yu bëri yoo xam ne ni soxla nañ ko pour mun a doxal liggéey bi waaye amul fi andum pour yeen doo ko kii noonu a ñaama fooli te nit ki pour nga mun a liggéey la nga xam ne noonu nga war a liggéey foog am na yoo xam ne dañ fa war a nekk laabool ko nag te yooyu bokk na si li ñoo wax laab fu ñoo mun a gis xam nga fu ñoo mun a tesee deret ak yeneen yi leeboo woot be jële lépp am nañ fi foo xam ne ni jigéen ñi dañ fa di mun a amee doom tooja nga leeboo woot sotale dëgg la am nañ fi foo xam ne ni jigéen ñi dañ fa di mun a wasine bari laara nga même be amal siya waaye lal yi nga xam ne ñoo fa nekk bëriwul pour nga xam ne ni su nekkee ne ñu bëri tasee nañ fi duñ am fu ñoom ñëpp duñ mun sometimes ni nga delivery solo mentala fo saba naali loolu kaa ke duumal am na su nekkee ne dem nañ ba nga xam ne nii am nañu ñëw si mat muy dem ba ñett ba ñeneent dana am ñoo xam ne si suuf lañ leen a tëddal ba mu kolee ak bu baale loolu na nekk na loo xam ne jafe-jafe la
wo kammala ci kaw loolu mbe daniro kala mu ngee ñaan Jack Mr. Jack Mahak and others ak Mohamed Ka ak ñi nga xam ne ñoom la àndal Ndugu Kebe diaspora Ndugu Kebe ñi nga xam ne ñoo nekk doomi Ndugu Kebe ñu ngi si biti amin sati mo deju ak ñi nga xam ne ñu ngi si biir dëkk bi te di waa dëkk bi nde yakel na do koti ñun ñëpp ñu def ko suñu liggéey pour nga leptaan ndax ñu mun a am lopitaan boo xam ne moo ëpp bii nii nañ tammi da ngeen na boo xam ne nii moo ëpp bii nii wo kammala si kaw loolu na diamo te jam fala mu ne kon waxam dootu mu la tee ku sori because men be sirin jang salawatu sita am na fi ñoo xam ne ni tey am waxtu bi waxtu julli jot na te tey bés bu xat la so fa nga diamo sutiyande kon foog mu gàttal wax bi foofu noonu bari mbe jàkkonto na baax waaye mu ne mu ngi nuyu jàgg bu baax a baax Mahab kontaan na baaxe ok Mohamed mu ngi laa kontaan mu ngi laa nuyu bu baax mbe saate mool be kon waaye mu ngi nuyu kër dëkk bi yëpp tamit mbaa fule ala baraka mu ne baax mu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf maññina private clinic la tumandoo ni mbe kolaya kono jang i kam maa koy baax mu ne fàttewu tamit nag beneen clinique bu nga xam ne foofu la tubaab yi nekkoon ndax suñu representative soto janne même mu Aïssatou Touré mu ne tayen boobu doonu su amee soxla soo ci yenn jafe-jafe yi dañ ko di def ñooñu dañ ko di dimbali tax ku leen fi toogal fi mu nekk ni mooy Aïssatou Touré woto kammala mbaal be tentula mbaal jee la kon si kaw loolu mu ngi gërëm ñëpp di ñu sant ala baraka baake mu ne baax na jërëjëf in summary Jack we are welcoming you here today is a very important day for everybody here present. It is important in a sense that bring us to the end for us to call ambulance from a distance to come and evacuate emergency to SL District Hospital. Few years back, it was very difficult with me and my staff and the entire community. When anytime we have emergency to evacuate to SL District Hospital, we will call ambulance from a distance. And there are certain emergency, you don't need to waste time. You need to evacuate this immediately. So today, that has come to an end. It will be in history. It's because of you, because of Ma and others, we will put that one into history. I am not also forgetting the effort of Ndugu Kebe Sikanam. I am thanking them very well, Jim and others. It is not easy if you stand in front of crowd to speak. It's very, very difficult. But all what I want to say is to thank you very well. We appreciate today we gather here to inaugurate or to receive the ambulance. I am praying next year we gather here again to say we are inaugurating new facility. You see this facility, lot of thousands of people are coming to get service here. The facility is too small. It's a facility that doesn't have laboratory. So many things, but we are managing. The catchment area population here is up to 16,000. So people coming here is not only Ndugu Kebe, it's Ndugu Kebe and the surrounding. Even beyond the countries, border, they are coming here. Obviously, we need a standard facility. And here, we are relying on you. Like Ahmad said, having ambulance is another thing. Maintaining it also is another thing. We are relying on you people, anybody who can help to maintain the ambulance. That is the payment for the driver, the fuel cost, because people here, they don't have money. If they come, we want to buy fuel, or they want to buy fuel to take the emergency to SL, is a problem. So we are relying on you people to help us maintaining the ambulance, building up the facility. So I thank you all for your kind attention. Thank you very much.
Thank you very much, Mr. Balajo. Thank you very much once more. Comme lim doon wax rek Alaaji Amar waxoon na ko moom tam Alaaji Amar daanaka rek dëgg la am ambulance neex na trop waaye li koy yore tam am na si solo li koy yore lu demee naka ambulance du jël ndox essence lay jël te ki nga xam ne dafa ñëw fii ànd ak feebaram ak ñàkkam ñëw taxaw nga war koo jëndaloo essence dina métti kon ñoom ñëpp ñu ngi koy jooy si képp ku ñu si mun a dimbale ñu ngi la koo jooy waxaat nañ ko ñi nga xam ne ñoo ko fi indi di si tàllal loxo ñi nga xam ne tam di leen seetaan vidéo si lu si waaye mën a jàpp rek ñu jàpp si loolu noonu. ban tey rek ñu continuer programme bi dineen am fi representatives from the RHD Regional Health Directorate Mr. Lamin Konjera ñoom ñi nga xam ne ñoo amee wàllu wér-gu-yaram si area bi moom moo leen fi teewal mu sànni kàddu Mr. Konjera. maa baal nag man suma wolof setut ma laata am jégal ma bu baax a baax good afternoon delegates people from Holland people from Holland Mohammed the chief representative of the chief the Ali Kali the imam villagers ward councillor and all the honorable people that are present here. Assalamu alaikum to you all. This is a mixed feeling, I would have said. I wished the director could be here. He will hear all your complaints that you are lodging to him. But I am too small to say that I am going to fit in his shoe. We share the same office. He has another official engagement that he went to attend, so that's why he delegated me to come. But on the present of Seth, who is my senior in the system, and then in the presence of Mohammed, I would like to snatch these people from you and take them to my village. I think these people are wonderful people. Seth is wonderful. He's always there when you need him. Mohammed is here helping you. I wish I have them in my village too. However, I will put myself in the shoes of Mr. Ibrahim Balde, the director, who said I should convey this message to you and tell you thank you very much. Health is very expensive. It's very expensive, but without health, nothing is cheap. Everything will be expensive. Country, and I'm still 80 years old, so it's not so good for me to drive whole days through the village, to the country, sorry. So I had a year ago a contact with, I don't know who again, and he said, Ndungu Kebe, I can speak it, and we need an ambulance. I said, tell me about your village. If you want, you have to do something. Because I work normally 2 years to prepare an ambulance for the Gambia. And I work hard for it. And with me, the Kapi, we call him Kapi, he's a garagist in Busabala. With me, Omar. Omar is my driver since 2 years, because I need a good driver. And, yes, Abdul is the right hand of Kapi. And they have do a lot on this car, because this is the first car I buy in the Gambia. In Holland, you can't pay these cars. It's idiot, they ask prices for these cars, is not normal. Here I could buy this, I buy them, and we are going to arrange a good ambulance. And I think it's good. He's good. He's not the nicest one on the outside, but he's good. What do you have on a very nice ambulance with everything in and everything on and under, and after a half year, he stands still and you cannot repair him. Then I say,
This is the only car I no other. Because I saw this is a good country for it. I give him 2 here. But in the time I'm here in the Gambia, always there are problems with the tires. Tires, you have to pay for pump. And Gambian, they like Dutch people. Dutch people want as more as possible for as less money. The Gambian want as more as air in the tire as possible because they have pay for it. Everywhere along the street you see you can pump your tire. Will you take them? Yeah? That's why I say that must be ended. And that's why I always have on the car, the tires, maximum 3 bar. 3 bar is the good maximum for this car, for the most car. I come on by ambulances, people have 8 bar in the tire. And then if you go about such a stone, paf, it's finished. And they come to me, you pay in the tire? I said, no, I do it else. And that's why I give, when I give an ambulance, I give a compressor to put in the garage. And every week, every 2 weeks, the driver have to control his tires with that compressor. Yes? And also, I said, 1 driver. Only 1. Not because I say it's good. No. 1 driver take care of his car. If you have 5, 10 drivers, nobody is interested. And after a few, not so long time, I can take them back. Because if they use them not good, I take him back and he goes to another country. It's a you, the village of the Kundu Kebe. Yes? That ambulance stays and as long as possible. For me, it's the best. If there are problems with that car, I give you, and I think in the road book, the name of the garage in Bujumbura. If the problem is, you take contact with Kapi and tell him what is wrong, and if possible, he arranges that it will be repaired. Normally, if you have a driver who wants sightseeing everywhere and idiot drive, I don't pay. So I do it with every ambulance. And so now there is one, he stands still and the company don't get him back. So it is not only saying, also doing. But I believe you have a good driver and that good driver shall take care of this ambulance. I give him with love to the people. And I hope he can help a lot of people and a lot of people can in that car and then I'm happy. I come back after, and I don't know, I have to come back because the container is not in the harbor. And the day I go to Holland again, he come in the country. So after that, I must distribute a lot of material. So I come back soon. And I hope I see a good ambulance, good used, in a long time. Yes? Thank you very much. Thank you very much, Mr. Jack. ñu leeral tuuti rek si li nga xam ne mi ngi ko doon wax ndax mu ne moom duwatut xale ndax mu ngi si juróom-ñett fukki atam ànd na ak drive am tudda na ku mel ni Omar ak tubaab bi mu àndal ak caméramanam mu ne drive am bi lu mu gàtta gàtta liggéey ne 2 at ci kaw loolu óolute
si lay gën di bugg di dox waaye lii nga xam ne indi na ko fii muy ambulance dafa am ñum daan bokkal muy mbootaay bi mu daan liggéeyal bi mu demee ba gis ne loolu jënd ak joxe bi dafay seer si niñ koy joxe moom mu jël yooni boppam di defal boppam mu ne waaye fépp foo xam ne mu ngi liggéey ak ñoom dafay am ay sarta di leen sas daanaka ñaari at balaa lim leen a dikk mu leen koy jox comme ñun daf ñu sasoon mooy suñ garage bi daf ñu sasoon ne dafa war a pare sas ñu ne fa lampa ne na am socket foog naa ne socket boobu lii moo tax mu indi mu sas ñu pour ñu def ko fa lim wax nag mu ne comme yàgg na di fi indi ay ambulance fukki at ak juróom jëm ñaar fukki at si gannaaw waaye ambulance yi moo indi yu baax lay doon mu ne ku xool bii si biti bi mun naa bañ a taaru waaye xam na ne machine bu baax la am xam na ne bagage yépp yu mu war a am na ko te duut loo xam ne war nañoo maintenance si biir dara wala si ron dara mu ne it si li nga xam ne mu ngi koy liggéey ak askan yi nga xam ne fa lay dem bokk na si ne moto bi muy joxe na ko benn driver amee ndax mu amee ko comme li nga xam ne lu boppam la mu ne waaye suñ ko joxee ñaar ñett ba juróomi nit kenn du faale dafaa ne du suma bos saa yoo ñëwee gaare kon yàqu-yàqu mun na see am mu ne am na it si li nga xam ne bokk na si li nga xam ne daf koy def mooy gaal bi nga xam ne moo waroon a ñëw te teeragut mu ne mu ngi fa am ay bagage du ko fi fekk nag waaye balaa ñëwaat dina fekk gaal gi ñëw mu ngi fa am ay bagage yu mu war a séddaale mu ne bugga na moom su delloo Hollande bay dellu si na fi fekk moto bu baax ñu toppatoo ko toppatoo bi mu war mu ne Afrique nag dafa am luñ am muy suñ feebar dañuy liggéey lu bari fayee ko lu tuuti la joxee tey oto mu ne mbedd yi boo fi jaar di nga fekk ku teg machine am di pompe tànk mu ne tànki moto dafa am fuñ ko war a pompe mu yem fa mu ne suñ pompe tànk yu ëpp yi moo waral suñ tànk yi boo si toog rek nga dégg bëm muy toj si mbedd yi moo tax moom mu indi pompe kaay boo xam ne moto bi moo ko moom driver bi nga xam ne moo amee moto bi si biir gaaraasam la ko dugal semaine bu jot mu service motoom pompe waat ay tànkam defar ko ba mu baax lii bugga na mu continuer suñ diggante ak moom ndax moom li moo def mooy atam may ko muy dugga ci biir réew mi di dem di dawal lu sori moo tax fi ko gën a jege li ci ëpp fa lay joxe ay ambulance bi mu ne juróom benn la benn moo ñëw fii si Ndogu Kebe waaye am na boo xam ne sax si fan yi joxe neen ko fële sa Busumbala kon li moo sas waa Ndogu Kebe neen fexe amee oto bi amee ko ameen bu baax te bañ di ko dawal si loo xam ne duhut service yi lopitaan bi di ko dawal si loo xam ne duhut yoon kon li mooy sasam kontaan na nag si ñim fi fekk gërëm na ñëpp parce que moom sax bi doon ñëw lim waxoon mooy ne buggut comme jotaay bi nga xam ne def neen ko nii dafa bëggoon a ñëw rek jébale ko delluwaat fi nga xam ne foofu la jógee woon bantee rek dineen continuer di gërëmaat suñ naataango yi nga xam ne ñu ngi fi woon muy Abwe Mission bi fi nekkoon Asturias for Africa bi nga xam ne ñooy dimbale lopitaan bi fii di liggéey ak ñoom Balajo bantee rek pour ñu jekkali programme bi dineen dem àndaa Mr Jack mu hand over machine bi si ki nga xam ne kooku la ko war a jox ki nga xam ne moo toppoon mbir mi jiite ndawi Ndogu Kebe ñu jaarale ko si Mohamed Ka suñ jógee si loolu ñëw jël microphone bi jox ko Mama Jim Kebe mu tëj jotaay bi ñu gërëmante mbooloo mi kon Mr Jack we can do the handing over then after the handing over the president of the youth association will do the vote of thanks to everybody before we disperse. We have something else. So fii la rek because foog mu gis lii tam so he can do the vote of thanks before. Toma ko jare set welcome join the group photo ñu jël background ni moto bi then okay xool Alaaji mu ñëw Alaaji Kebe yow kaay For me, that's for me the most important big man. waaw moom driver la boo xool rek driver la bëgg a gis moom driver la bëgg a gis rek You stand next to your chairman, and I give this key to you. So I give this key to you, so you can give him to him, because he's the driver.
he have to take care about the ambulance. That's the most important. And if I come back and I see the ambulance is very good, I say, very good. And then whole the community is happy. And I am happy. Because I don't say, if you do this or that. No, it's for you and for me the best moment that that ambulance still drives. And a long time. And I hope that shall be okay. Yes? I give him to you. Very much kilometers with them. And very good luck. ñaan na mu ne moom li ko si gën a itteel mooy safoor bi nga xam ne dina am itte torop si moto bi ba saa yu dellu see fekk ko si comme place bi mu ko bàyyi woon muy daw li nga xam ne moo ko si itteel mooy moom du taxaw di la wax ne soo si defee lii wala lële waaye li ko gënal mooy saa yu ñëwaatee fekk fi moto bi muy jëriñ nit ñi te nit ñi di ko jëriñoo loolu moo ko si gënal kon dina jël caabi bi ji jox ko ki nga xam ne mooy Jim mu jébal ko driver bi ñu xam ne waaw lii mooy moto bi kon bismillah Jim. yow caabi nga ko jox yow di handing over you. Oh, dat is key, man. That's the key. That's it. This is it. Lii leen ko gare. I'll take a key. Konjera. Young, be there. Join the group photo. Thank you very much. Okay. Thank you very much. Then we can now, Mr. Mahawk, welcome. Take yours. Thank you very much. Thank you very much. The community of Jukebe has now got the ambulance. It has been years that the community has been yearning to get an ambulance with a promise from Jack, which has now been materialized through the facilitation of a UK-based Gambian artist, music promoter and CEO of Block Entertainment and Block TV,
Mohamed Ka Mahok. During his speech, Jack advised community members to take care of the ambulance, and then while he was handing over the keys to the community elders. This is where we draw the curtains for the special highlights. A presentation of ambulance to the community of Dungu Kebe, which consists of 17 communities. Some are beyond the borders of the Gambia. This is Modu Ture reporting for Block TV.